salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar leen joxaat seen wàccuwaay bu wér du nuyu kulum kuy safoo SBT rek nuyu naa la bu baax a baax ziar la jox la sa wàccuwaay bu wér ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ñaan way dawlu yi suñu borom yërëm leen taxaal leen àjjana firdawsi ji feebar tëdd si hôpital yi si kër yàlla na suñu borom fëgg seet bopp rawatina ñu caabi féetee ginnaaw yàlla na suñu borom may leen liberté ndax liberté dara dàqu tey ñu ñëw fan buun Kër Massar seet si fii la grand promoteur mu ne moom kenn dër ko présenté mu jóge si journée bu mag boole fa woon ay espoir ay ndaanaanu lamb ay yaakaaru lamb tey moom lañ leen SBT ñëwoon seet si Sané nuyu naa la. waa kilifa gi fay naa la waa Idi maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di kontaan si yow bu baax a baax ci seet si bi nga ma seet si tey di nuyu internautes yi nga xam ne ni dañuy suivre SBT Média waa di nuyu Sénégal di nuyu Afrique di nuyu le monde entier. di jiital si nuyoo bi honorable député maire Moustapha Mbengue le futur maire du département de Kër Massar di nuyu suma xarit suma grand El Hadj Ndiaye di nuyu sama parrain nga xam ne ni moom mooy Victor Diatta waa dëkk Kafountine moom mooy maire Kafountine di nuyu Abdou Ndoye di nuyu Modou Anta Sans Frontières di nuyu Mouhamed Thie Diouf di nuyu sama encadrement suma staff mooy Père Bourkhane Wade ak Vieux Fall di nuyu nag aussi tamit xale yi nga xam ne ni ñoom lay àndal ku ci mel ni l'infatigable Maktar Kandé Souleymane Balde Mamadou Dramé ak staff Jamtan production bi yëpp maa ngi leen di nuyu El Hadj Soirée maa ngi koy nuyu ak soxna Mariam di nuyu El Hadj Konté borom Paris moom ak soxnam ak ay doomam di nuyu ñëpp képp koo xam ne ni jàppale nga Jamtan production ci bis bi vraiment kontaan naa ci yow trop di la ñaanal. Sané lan moo ko dugal si làmb Sané ban année la dugg si làmb. waa voilà ñun ay xale lañ rek dañuy gëstu di jàng donc làmb nag suñu cosaan la donc yaakaar naa ne tey bépp sénégalais war ngaa mën a dugal sa loxo ci làmb que ça soit nga nekk mbër wala nekk promoteur wala nekk leneen ak leneen ñun nag ay xale lañ depuis 2010 lañ commencé di def ay mbapat depuis 2010 laa commencé di def mbapat diggante Buun Yëmbal Malika Kër Massar ba Diamaguène Sicap Mbao donc defoon nañ ay journée yu bëree bëri amul at boo xam ne ni defuma plus de 10 journée ci wàllu mbapat fii nii de 2010 ba 2018. mbapat waaw si mbapat. ci xale yi nga xam ne ñuy wane seen bopp si arène bi ñenn si Sané génne ñoo xam ne tey yaa ngi leen di gis si arène xam ne ñii yàgg naa leen tëgg mbapat. waaw loolu bëri na tey rek Liss Ndiago yaakaar naa mbapatu Sané la mujjee bëri mu soog a dem arène. Liss Ndiago la woon ak benn boy bi ñu naan Petit Niang fii la dëkk. Elou fils de Falaay nga xam ne ni moom suma fils la moom ci sama journée yëpp incha allah moom da ciy bëre ndax man ak moom nekkul cadre de làmb ay mboq lañ donc kooku man maa ko génnee ama bu teen ba ñooñu su ma fi nekkee di lim fii la ñuy fanaan di mus a jeex. mbër yu mag yi ne amul benn mbër mag boo xam ne tëgg mos nga ko tëgg mbapat. waaw mbër yu mag yi tey boo xoolee mbër yu mag yi bon non amul mbër yoo mag yoo xam ne ni jot naa leen teggal mbapat mais ci xale yi parce que maanaam comme man tey jii nii ni ma démarré woon ak li nekkoon sama yéene tey yàlla mu ngi ma koy defal maanaam dama doon jël ay booy ñooñu bi ma leen di teggal ay tout tànk lañ woon dama leen ni dinaa leen teggal ci mbapat bu ànd ak ñoom ba ñuy màgg ba ñu dem arène ba ñu nekk ay champion te am na si ay booy yoo xam ne ni incha allah dinaa leen teggal ba ñu nekk roi des arènes waaw loolu mooy sama yéene te maa ngi ci liggéey boobu. incha allah. Sané ñëw si lutte avec frappe ban année lañ dugg si lutte avec frappe ak ban combat la njëkk a tëgg lutte avec frappe. waaw lutte avec frappe biñ ciy ñëw yaakaar naa ni bi mooy sunu première journée te xëy na rek dafa am loo xam ne dafa wàccoon ci àdduna bi muy coronavirus mais Tigre Junior ak Boy Jaxaw taxaw na depuis 2019 fin 2019 la taxaw donc amoon nañu yéene tëgg ko ci décembre 2019 bi donc Covid bi ñëw ñu reporté événement yëpp. yàlla def nag ñu tëgg ko le 27 juin 2021 donc loolu mooy sunu première journée. Sané journée boobu Sané jàppoon na si ñaari date ba ñetti sax saa bu jàppee ba si jour bi rek ñu ne Sané changé waat na date bi lu waraloon loolu. waaw comme ni ma la ko waxee rek première date bi Covid bi moo ko emporté Covid bi dafa ñëw ñu reporté kii yëpp date yëpp événement yëpp ñu reporté ko ñu ñëw toog lamb ji tijjiwaat
ñu xalaat ne ni que war nañu mën a jëlaat le 11 avril ñu jël 11 avril boobu noonu fekk am na beneen promoteur bu ñu si jiitooñ muy suma papa sëñ Modou Niang maa ngi koy nuyu au passage ku baax la vraiment day doxal lamb parce que tey lamb bu fi egsi aussi tamit moom am na ci part donc vraiment ñu ngi koy gërëm moo ñun du ñu xeccoo kenn ay xale lañ ñoom suñuy kilifa lañ suñuy papa lañ suñuy idole lañ ñoom ay référence lañ donc yaakaar naa ni tey ñoom lépp lu ñu def rek noonu la date boobu nag loolu moo tax man ma ñàkk ko bi mu ko ñàkkee nag dama dem jëliwaat le 27 nag macha allah gis ngeen stade bi nu mu mel xale yi wuy si nañ ma askanu lamb vraiment ñoom ñëpp ñëw nañ vraiment macha allah. le 27 boobu bi nga ko tëggee amoon tamit beneen promoteur bu tëggaatoon Iba Mar waaye soo xoolee sa journée xale yëpp dañu la wuy si. waaw effectivement loolu mbirum sunu borom la ndax jour boobu noonu nekkul Iba Mar kese Bargny amoon na Rufisque amoon na Mbour amoon na fële Adrien Senghor amoon na ak Iba Mar Diop donc tey jii nii 6 lamb yoo xam ne ni moo amoon ci bis bi le 27 juin boobu mais vraiment ñi ñëwoon ci arène nationale ci sama bis bi ñoom regretté wuñ ko ndax gis nañ spectacle gis nañ bëri te public bi ñëw na massivement donc vraiment loolu du si man mbirum suñu borom la yàlla loolu mbirum yàlla la yàlla moo ko def te vraiment maa ngi sant yàlla bu baax di ko ñaana aussi tamit nekk ñun ay xale lañ dañuy talal suñuy loxo rek di ñaan ñun dañuy def rek waaw dañuy def rek di dem waaw yàlla rek mooy sotti lépp man duma ci dara. Sané am na sponsor. waaw sponsor moom yaakaar naa sponsor moom wax dëgg yàlla amuñu ko ndax yaa ngi woon stade ba gisoo fa benn banderole gisoo fa benn mbër boo xam ne ni sol na fa t-shirt wala blouson waaw au passage nag maa ngi nuyu jeu technique nga xam ne ni vraiment nit ku baax la. jeu technique numéro 1 waaw donc moom jàpp na ci bis bu baax a baax indi na société am vraiment mu accompagner ma mu gunge ma mais vraiment bëgg nañ de plus bëgg nañ sponsor yi ñu génn ñu jàppale xale yi ndax tey jii ne ñun li ñuy def nii jël suñu xaalis di ko investir ci ay xale donc yaakaar naa ni tey président de la république loolu dafa war a jàppale promoteur yi jàppale ak lu làmb parce que tey nga tabax benn arène nationale boo xam ne ni plus de 32 milliards xam nga te amul ay promoteurs yu ko mën a teg ndax sponsor moo mën a def événement donc loolu tamit c'est regrettable donc ñun dañuy ñaan le président de la république Macky Sall nañu accompagner xale yi na accompagner waa làmb su ko defee nit ñi mën a tranquille xale yi mën a toog ci réew mi liggéey béy seen waar tey boo xoolee ñaata jeunes ñoo fi nekk xam nga di récolter ay millions ci làmb ji donc tey jii nii yaakaar naa su jàppalee yeneen promoteurs yu ndaw yi ñoom tamit ñu mën a teggal yenn booy donc kenn du naan day dem ci gaal yi wala di sàcc di agressé donc loolu dina jeex ci réew mi ñun nag ci loolu lañ jublu pour mën a encadrer waat xale yi téye xale yi ba nga xam ne ni vraiment kenn du def na ko sudul noonu donc loolu mooy sabab bi ci làmb ji daal. est-ce que Sané dem na di démarcher ay sponsor at yooyu. waaw ñun ci lañ dëkk fu ne dem nañ fa di seeti kilifa yi mais dañ lay dig tey suba ginnaaw suba te ñun ay xale lañu amuñu duñu perte temps waaw ñun amuñu temps bi ñuy perte suñu demee ci yow ñaari yoon ñetti yoon sottiwul dañuy dem defi suñuy pexe bopp donc vraiment loolu daal ñu ngi koy regretter bu baax a baax li tax nit ñi ñoom bëgguñu jàppale jeunes yi bëgguñu jàppale làmb loolu moo ñu jaaxal loolu moo jaaxal askanu làmb actuellement parce que tey jii nii yaakaar naa ne comme ni ñuy jàppale promoteurs yu mag yi noonu la ñu war a jàppale promoteurs yu ndaw yi te amaana que sa promoteurs yu mag yi ñoom soxlawuñu jàppale ndax ñoom xam nañ buntu yi fépp mais ñun débutants yi nga xam ne xamaguñ dara tey jii nii ñun la ñu war a jox ay sponsor ñu mën a tëgg waaw loolu daal bëggoon naa ko wax gars yi xam ko. gars yi teg leen ci code bi. waaw mais c'est tout à fait normal parce que imagine toi yow lamb tey lu mu gën a dee boo koy tëgg tey da ngay fere plus de 5 millions donc tey foog nga am accompagnement. sa journée bii nii fere nga ci loolu. waaw mais ëpp na ko romb na loolu waaw boo xoolee lamb ji ay cuune bëriwuñu fa ay ndaanaan laa tëgg. ñaari grand spécial bi la grand combat. waaw loolu moom dafa leer Tigre Junior ak Boy Jaxaw Baye Ndiaga jeu technique Jackson Raskas loolu yëpp ay grand combat la. Sarr ak Arsenal vite fait elu sa waay loolu yëpp ay grand combat la.
yëpp ay grand combat nga si tëgg. waaw wallaahi loolu la yàlla dogal te aussi tamit ñun duñu teggi suñu tànk ci lenn waaw ci lancé bi ñu nekk incha allahu rabbi dinañ ko continuer di ko continuer waaw parce que ñun. jóge si la 27. Sané carrière fan la jëm ci ba. waaw fi ñu jëm moom incha allahu rabbi ci kattanu yàlla yaakaar naa ni loolu ñu bëri xam nañ ko sax ndax am nañ yeneen combat yoo xam ne taxawaloon nañ ko loolu yëpp li ma lay wax nii ci avant Covid bi lañ taxawal suñuy combat yëpp. avant Covid bi lañ ko taxawal. tey Brise de Mer ak Petit Niang sunu combat la. waaw d'ailleurs maa ngi leen di nuyu au passage ay gentleman lañ vraiment su may xarit lañ. tey bi ñuy affaire yi bi mu taree ba tar dañoo ñëw waxtaan ak man ñu ne ma sànni kon koy amugoo date léegi est-ce que ñun bu ñu amee avance doo ñu libéré ñu bëre man na leen loolu amul benn problème ñun ñëpp ay jeunes lañ ñun ñëpp ay mbokk lañ ñun ñëpp benn lañ waaw incha allah ce qui est sûr et certain que kii day Petit Niang day bëri le 4 Brise de Mer bëri le 10 su ñu jógee ci loolu dinañ dem jël date incha allahu rabbi ñu waajal suñu combat suñu journée bu baax a baax boobu sama grand combat la. beneen bi aussi tamit taxawal nañu Vandam ak Boy Balde. Boy Balde bu Sébikotane waaw Vandam bu Jaxaay te ñëpp gis nañ ne Boy Balde su jógee waa Jandeer dañuy jóg waa Sébikotane waa Kolda Casamance ñëpp ay jóg kaari fu ne la ñuy jógee fii ba Gambie Vandam aussi tamit ndaanaan la gis nañ fi lu mu fi def départ am donc combat boobu tamit lamb ju am solo la te incha allah loolu dinañ ko yóbbu Kolda. sargale ko waa Kolda ndax man natif de Kolda la waaw. Vandam Boy Balde Kolda la. Vandam Boy Balde Kolda la incha allahu rabbi. bu neex boobu nga ñu ko yóbbul Kolda dañ ko bàyyil fii. waaw sunu amateur yi tamit xam nga man Kolda laa dëkk. combat bu neex boobu bëgg ñu ko yóbbul. foog ma yóbbul ko mbokk yi ñoom tamit ñu bëggee dundu lamb parce que Boy Balde tey suy bëree fii nii ci Dakar lu mu dee dina fa jóg jëlee. 4 bus wala 3 bus dina fa jóge waaw am na fa ay supporters yu fa nekk te waxtaan nañu ay kilifa yoo xam ne vraiment ñoom bëgg nañ Vandam na date waaw foofu amul problème date ndax foofu wax dëgg yàlla du am problème date fii problème date fii la Dakar la foofu am na ay stade yoo xam ne vraiment saa yu ñu demee rek ñun ñooy choisir date bu ñu neex ñu tegg ko incha allah loolu moom xam naa dinaa invité waa monde lamb yëpp waa axlu lamb yëpp incha allah rabbi jëluguma date nag mais bientôt dinaa jël date dinaa leen ko wax incha allahu rabbi. Petit Niang at Brise de Mer comment boobu am na date wala amagul date. waaw Brise de Mer ak Petit Niang amagul date ndax dañoo nekk ci contrat te mënuma dem régulariser ko tant que ñoom libéré wuñu leen foog seen combat passé incha allahu rabbi ma dem jëli date ci arène nationale laa ko bëgg a teggee incha allahu rabbi waaw ñu def ko événement bu mag a mag. te mun nañ ko def événement bu rëy boo xam ne ni buñ ci jógee ñëpp dinañ kontaan man loolu mooy sama yéene ci làmb waaw lu ñu tëgg rek amateurs yi bég supporters yi kontaan ak lu làmb yëpp kontaan waaw te incha allah loolu mun nañ ko te xam nañ nuñ koy defee. SBT ñu ngi lay remercier bu baax a baax ñu bàyyi la nga sant gërëm tàggatoo. waaw kontaan si yéen di nuyu sa caméraman bi ak yow Idi waaw vraiment yéen moom seen liggéey. dafa am solo ndax man SBT Média man dama koy seetaan waaw vraiment man seen liggéey doy na ma daal kontaan naa si yéen trop donc di nuyu waa Buun yëpp waa Kër Massar Malika Yëmbal di nuyu fii suma waa Gàlle waaw sumay nijaay ak seeni soxna di nuyu waa Kolda ndax journée bi ni waa Kolda ñëw nañ di nuyu waa Anambé waa Suture di nuyu Suwaadu ak Muna ñoom dañoo bàyyi seen liggéey seen yite yëpp ñu ñëw wuyu si ma jàppale ma ak Fatou Sarr ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu sama kilifa sama patron muy Moussa Ba di nuyu El Hadj Ndiaye di nuyaat encore El Hadj Conté chéri mami di nuyu El Hadj Soirée di nuyu ñëpp daal staff Jamtan production yëpp nuyu naa leen képp ko gis naa ñaan yi daal di naan sama papa yi sama nijaay yi sama bàjjen yi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla gis naa ñaan yi egsi na donc maa ngi leen di ñaanal man tamit aussi ñu gudd fan am wérgu yaram ñu gunge ma ba fi nga xam ne ni fi ma teg sama bët ma yegsi fa loolu laa leen di ñaanal incha allahu rabbi ñu ñaanal ma gunge ma jàppale ma
waaw kontaan si ñëpp. ñu ngi lay santaat bu baax a baax rek di la gërëmaat di la joxaat sa wàccuwaay bu wér a wér a wér di wax sama gars yi kooku mooy Sané nekk Jamtan production nekk le grand promoteur ndax nga gis journée bi mu génn ak journée yi mu jëm ndax ndégg lim la wax jaxa bo Vandam bu jaxaay at Boy Balde Petit Niang at Brise de Mer loolu lekk ay espoir la yoo xam ne moo leen war a génnee nekk ay xale comme moom tëgg leen kon ñu ngi koy ñaanal bonne continuation di ko ñaanal carrière bu rafet ndax moom promoteur la boo xam ne dafa bokk si làmb di bokk si ñëpp di SBT na ñu ngi lay remercier bu baax a baax di jox sa wàccuwaay bu wér di def beneen émission ak beneen champion wala beneen ndaanaan fii si SBT Média kese rek dong la doon Alaaji Maas doxalal ñu dem